N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Louange à Allah, nous le louons et implorons son aide, son assistance, son pardon et sa protection contre les méfaits de nos âmes et contre nos mauvaises actions. Celui qu'Allah guide, nul ne saurait être égaré. Celui qu'Allah guide ne saurait être égaré. De même que celui qui laisse égarer ne saurait être guidé. Je témoigne qu'il n'y a de divinité en droit d'être adoré qu'Allah, Dieu unique et sans associé. Et je témoigne que Muhammad est son serviteur et messager. Prière et paix d'Allah sur lui, sur sa famille et l'ensemble de ses compagnons. Serviteurs d'Allah, craignez votre créateur comme il se doit, car quiconque craint son Seigneur est sauvé, tandis que celui qui se détourne de son message est perdu. Chers musulmans, les grâces d'Allah en faveur de ses serviteurs sont innombrables. Allah dit: wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Il n'est pas de bienfait qui ne soit un don du Seigneur. Sourate An-Nahl, verset 53. Or, la langue est une immense grâce du Seigneur, est un élément étonnant de sa création. Allah a d'ailleurs rappelé cette faveur ainsi que représente la langue dans ce passage coranique. Alam naj'al lahu aynayn wa lisanan wa shafatayn. Ne l'avons-nous pas doté de deux yeux, mais aussi d'une langue et de deux lèvres? Sourate Al-Balad, versets 8 et 9. La langue par laquelle l'homme a été honoré et privilégié par rapport aux autres créatures est l'instrument du savoir et de l'expression. Allah dit dans le Coran: Ar-Rahman, allama al-Qur'an, khalaqa al-insan, allamahu al-bayan. Le très miséricordieux a enseigné le Coran à l'homme qu'il a créé et auquel il a appris à s'exprimer. Sourate Ar-Rahman, versets 1 à 4. Or, toutes les paroles prononcées par le serviteur sont consignées dans les registres de ses œuvres avec lesquelles il rencontrera son Seigneur le jour de la résurrection. Allah dit: Ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Il ne prononce aucun mot sans avoir à ses côtés un ange prêt à le consigner. Sourate Al-Qaf, verset 18. C'est la raison pour laquelle Allah a ordonné à ses serviteurs de tenir des propos justes. Il dit: Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Vous qui croyez, craignez Allah et tenez des propos justes. Sourate Al-Ahzab, verset 70. De même qu'Allah leur ordonne de prononcer les meilleures paroles. Wa qul li ibadi yaqulu allati hiya ahsan. Dis à mes serviteurs de s'adresser aux autres de la manière la plus douce. Sourate Isra, verset 53. La foi du croyant l'oblige à tenir sa langue et à ne prononcer que de bonnes paroles. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Man kana yu'min billahi wa yawmil akhir falyaqul khayran aw liyasmut. Que celui qui croit en Allah et au jour dernier dise du bien ou se taise. Hadith rapporté par Bukhari et Muslim. Et Allah fait l'éloge de ses serviteurs croyants qui se détournent de toute parole et de tout acte futile, disant: Walladhina hum anil lahwi mu'ridun. Ceux qui se détournent dignement de toute futilité. Sourate Al-Mu'minun, verset 3. Le musulman est celui qui sait tenir sa langue et le rang qu'occupe le serviteur
est fonction de sa capacité à tenir sa langue. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam fut un jour interrogé en ces termes: quel est le meilleur des musulmans? Il répondit: celui dont les autres musulmans sont à l'abri de ses paroles et de ses actes. Hadith rapporté par Bukhari et Muslim. Le paradis est donc la récompense de celui qui sait tenir sa langue. Le messager d'Allah a dit: je garantis le paradis à quiconque me garantit qu'il préservera du péché ce qui se trouve entre ses mâchoires et entre ses jambes, c'est-à-dire sa langue et son sexe. Hadith rapporté par Bukhari. La langue est petite par la taille, mais grande par l'utilité. Mais elle peut être particulièrement nuisible. C'est pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a imploré la protection d'Allah contre les méfaits de sa langue en disant: ô Allah, je cherche refuge auprès de toi contre les méfaits de ma langue. Hadith rapporté par Abu Daoud. En outre, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a redouté les méfaits de la langue pour ses compagnons et sa nation. Sufyan ibn Abdullah radiyallahu anhu lui demanda un jour: messager d'Allah, que crains-tu le plus pour moi? Le prophète se saisit alors de sa propre langue et lui dit ceci. Hadith rapporté par Tirmizi. Cette peur de la langue s'est donc naturellement transmise chez les compagnons, à l'image d'Abu Bakr radiyallahu anhu, qui sortit un jour sa langue puis dit: voici ce qui a causé ma perte. De même, Ibn Abbas avait l'habitude de saisir sa langue avant de dire: malheur à toi, dis du bien, tu en seras récompensé, et garde-toi de dire du mal, tu te garderas du péché, sinon sache que tu risques de le regretter. Les dangers de la langue sont terribles, d'ici-bas et dans l'au-delà. Combien ont corrompu leur existence à cause de simples paroles? Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu a dit: rien sur terre n'a plus besoin de séjourner longuement à prison que la langue. Les mots qu'il prononce peuvent perdre l'homme au point qu'il rencontre Allah sans la moindre bonne action à son actif. Le messager sallallahu alayhi wa sallam demanda un jour à ses compagnons: savez-vous qui est le miséreux? Ils répondirent: le miséreux est celui qui n'a ni argent ni bien. Il dit: le miséreux de ma nation est plutôt celui qui viendra le jour de la résurrection avec à son actif des prières, des jours de jeûne, des aumônes, mais qui aura également injurié un tel, calomnié un tel en l'accusant d'être un fornicateur, usurpé les biens d'un tel, versé le sang d'un tel et frappé un tel. Ses bonnes actions seront alors partagées entre ses victimes. Si celles-ci s'épuisent avant qu'il n'ait réparé ses injustices, il sera chargé d'une partie de leur péché, puis précipité en enfer. Hadith rapporté par Muslim. En outre, interrogé sur ce qui faisait le plus entrer les gens en enfer, le prophète sallallahu alayhi wa sallam répondit: la langue et le sexe. Hadith rapporté par Tirmizi. Par ailleurs, il arrive à l'homme de prononcer sans réfléchir des paroles qui le feront tomber dans le feu de l'enfer plus profondément que la distance séparant l'Orient et l'Occident. Hadith rapporté par Bukhari et Muslim. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullahi wa lakum wa sa'iril muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa ala zalimin. Mbokk yi ñu sant yàlla subhanahu wa taala sant bi yàlloo ak màggaayam di julli ci sëlmal su yonent Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ko ñaanal mucc ak xéewal moom ak ay saxaabam ak njabootam ak bépp julit ba keroog yàlla subhanahu wa taala di taxawal yawmal qiyaama. mbokk yi ñu xam ne bépp xéewal let bu ñu am mu ngi bàyyeekoo ci yàlla subhanahu wa taala. borom bi subhanahu wa taala defal na doomu aadama bi ay xéewal yu baree bari, xéewal ya nga xamante ne nit ki bu jugoon ne daf koy lim, daf koy compter, su boobaa daf siy tële, comme ni ko borom bi subhanahu wa taala waxee. bokk na ci xéewal yooyu yàlla subhanahu wa taala jox doomu aadama bi di ñu tuddee làmmeñ. làmmeñ boobu di ko may li mu xalaat mu koy wax, di wax ay bëgg-bëggam, di wax ay soxlaam. kon làmmeñ boobu
bokk ci xéewal yi gën a mag ya nga xamante ne borom bi subhanahu wa taala defal na ko doomu aadama bi waaye kat doomu aadama bi war na bàyyi xel bu baax ci xéewal boobu nga xamante ne moom mooy làmmeñ ndax kat lépp la nga xamante ne mu ngi koy wax yàlla subhanahu wa taala booleeg na ko ñaari malaaka yoo xam ne ñoo koy bind ci ay fooyu jëfam ëllëg yawmal qiyaam dañ ko gaaral borom bi subhanahu wa taala moo tax borom bi ne maa yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid amul benn kàddu bu nit ki di wax di ko yëkkati dul ne am na ay malaaka yoo xam ne daat nañ koy bind loolu moo tax yàlla subhanahu wa taala daal di digle ne nit ki bu demee bay wax na wax ju jub na wax ju rafet borom bi ne yaa ayyuha alladina amanu yéen ñi gëm yàlla ittaqullah ragal leen yàlla wa qulu qawlan sadida ba pare ngeen wax ju jub borom bi daal di waxaat bi muy tagg jaamam wala bokk mu digalaat ay jaamam yi gën ci ay jaamam ñuy wax li gën a rafet wa qul li ibadiya alladi yaqulu allati hiya ahsan waxal sama jaam ñi bu ñu demee bay wax ñu wax li gën a rafet wax li gën a baax wax li gën a teey loolu moo tax nit ki ngëm yàllaam dañ koy natt ci ay kàddoom bu fekkee nit ki xolam ngëm yàlla mu ngi ci bu waxee rek loolu day feeñ parce que wax ju jub lay wax ju rafet lay wax moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne man kaana yu'min billah wal yawmil axir falyaqul xayran aw liyasmut képp koo xam ne gëm na yàlla gëm tamit ne bis na ñëw mu taxaw ci kanamu borom bi subhanahu wa taala ngir mu àtte ko na wax ju rafet bu ko mënul mu daal di noppi kon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa lëkkale ñaari mbir mooy ka nga xamante ne moom gëm na yàlla subhanahu wa taala gëm yawmal qiyaam kooku bu demee bay wax rek dafa war a wax ju rafet wala mu wax ju jub moo tax borom bi subhanahu wa taala daal di tagg jaamam yu baax yi wane bokk na seen melokaan walladina hum anil lahwi mu'ridun ñoom kat buñ fekkee ñuy wax ay waxu mbóosóor ay waxu caaxaan dañ koy dummoo yi wan ko gannaaw duñ ci bokk duñ ko seede mbokk yi nit ki dayo ba muy am fa yàlla subhanahu wa taala wala rang bi muy occupé fa yàlla subhanahu wa taala loolu dafay dépendre ci ay kàddoom ci li muy wax moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam benn saxaaba daf ko laaj ne ko kan mooy ki gën ci jullit ñi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko ki gën ci jullit ñi mooy ka nga xamante ne jullit ñi dañoo mucc ci ay waxam ak ay jëfam bi maanaam mucc nañ ci làmmeñam mucc ci ay jëfam tamit du leen ŋàññ ci la nga xam moom mooy làmmeñam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daal di waxaat ne képp koo xamante ne garanti na ma ñaari mbir ma garanti ko aljanna mu ne ñaari mbir yooyu mooy ban mooy làmmeñ ak tamit pëy muy sexe képp ku mu ko garanti ba du ci def lu ñaaw lu bon ak lu yàlla bëggul kooku naa ko garanti ne ëllëg na bokk ci ñi tàbbi aljanna mbokk yi làmmeñ nag lu ndaw a ndaw la waaye lu bari njëriñ la waaye tamit lu bari ay loraange la lu bari ay loraange la moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bokkoon na ci ay ñaanam mun naa ñëw yàlla subhanahu wa taala yàlla nag ma musal ci ñaawteefu wala loraange làmmeñ sama làmmeñ doon na ko ñaan borom bi subhanahu wa taala yonent bi sallallahu alayhi wa sallam tamit noonee la ragalee làmmeñ jëmale ko ci ay saxaabaam ak xeetam daf leen ko doon moytandikuloo la nga xamante mooy loraange làmmeñ moo tax benn bis kenn ci saxaaba yi daf ko laaj lan nga gën a ragal ci man lan nga gën a tiit ci man yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daal di yëkkati làmmeñam daal koy jàpp cat bi ne ko lii laa tiit ci yow mooy sa làmmeñ loolu moo tax ragal nit ki war a ragal làmmeñam di ko bàyyi xel nekkul leen lu ko neex mu wax wala lu mu foog let wala lu mu yaakaar wala lu mu bëgg let mu daal koy wax ndax kat bu fekkee ne moom noonu lay doxalee làmmeñ boobu dina ko jural la nga xamante ne moom mooy musiba moo tax saxaaba yi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daf leen yaroon ci ñuy wot seen làmmeñ xam lan la ñuy wax ak lu ñu dul wax moo tax Abu Bakar Siddiq da doon toog leen mu daal di jàpp làmmeñam daal koy génne daal di wax ne
sama làmmeñ kat pertange ak toskare yow yaa ma ko yóbbee. ba tey kenn ci saxaaba yi Ibnu Abbas bokkoon na ci ay doxalinam tamit doon toog ba si yàgg mu ne yow làmmeñ yàlla na nga toskare yow kat na nga wax lu baax boo ko defee kat yàlla subhanahu wa taala dina la ci fay waaye kat na nga moytu wax lu ñaawteef saay boo ko defee kat yàlla subhanahu wa taala dina la ci mbugal ba pare di nga perte di wax làmmeñam di ko yedd. ba tey Ibnu Abbas da doon wax ne amul lenn loo xamante ne ci kaw suuf mérité nañu daat koy tëj kaso daat koy tëj que loo xamante ne moo uteeg làmmeñ lépp lu ñuy tëj let làmmeñ moo ci gën a yey moo ci gën a jaadu moo tax borom subhanahu wa taala gannaaw bi mu la bindee làmmeñ bi mu defal la ay bëñ defal la ay tuñ ngir let nga war kaa tëj. ndax kat nit ki dina wax benn wax fekk wax boobu moo koy indil musiba ëllëg yawmal qiyaam wala sax dina nekk ci kaw suuf di jëf lu baax di jaamu yàlla bañ a sàmm làmmeñam loolu yóbbee ko ëllëg mu bokk ñuy tàbbi bil safara. moo tax Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam benn bis dafa laaj saxaaba yi est-ce que xam ngeen kan mooy ki perte al muflis comme ki perte ku doon def commerce mu daal di perte daal di fayit saxaaba yi laaj ko ki perte mooy ka nga xamante ne amul alal amul benn bien koo koy ki perte koo xam amul dara amul oto amul kër amul salaire amul dara ñu yàppee ne koo koy ki torox koo koy perte Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne leen déedéet kooku nekkul ki perte. ki perte dëgg mooy ki ñëw yowmal qiyaam indaale ay julli indaale ay saraxe indaale ay jaamu yàlla yu baree bari waaye kat dafa ŋàññoon diw dafa sosoloon diw ñu jël ay tuyaabaam jox ko diw dafa saaga woon diw ñu jël ay tuyaabaam jox ko diw dafa ŋàññoon diw ñu jël ay tuyaabaam jox ko diw dafa tuuroon deretu diw ñu jël ay tuyaabaam jox ko diw. Yonent sallallahu alayhi wa sallam ne yàlla di def ak moom noonu dem ba nga xamante ne ay tuyaabam yépp dafay jeex te moom àq yi mu amee loon doomu aadama yi ci làmmeñam ak ay jëfam jeexagul su ko defee yàlla subhanahu wa taala digal ñu jël ñi mu amee loon àq seeni bàkkaar joo ko sëf daat koy sëf ba mu fees dell ba àqam yépp daal di jeex malaaka yi daat koy diri daat koy tàbbal fa nga xamante ne moom mooy safara. moo tax Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi ñu ko laajee lan moo ëpp ëllëg yawmal qiyaam liy dugal nit ñi safara mu ne làmmeñ ak pëy muy sexe mu ne làmmeñ ak pëy. Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxaat ne nit ki dina wax benn kàddu boo xam du ci sax tenir compte du ci bàyyi xel jàppee ko lu woyof yàlla subhaanahu wa taala dugal ko tàbbal ko biir safara ci distance boo xam ne toll na penk ak so ngir benn kàddu boo xamante ne wax na ko. léegi nag ñu xoolal ñu suñu làmmeñ yi lu ñu neex la ñuy wax. loolu moom feebar la ci dëkk bi ba pare sax des fois dañ koy jëmale ci ay kilifa parce que système bi ñoo système démocratique jàpp ne opposition mooy loolu neex nga wax loolu nekkul la nga xamante ne mooy l'islam bëgg. exemple nit ki amoo sañ-sañ yow xëy suba lu la neex nga wax ko di ko tuumaal di ko saaga di ko sosal fekk yow li ngay wax loolu lépp buñ la wax ni firnde ci li ngay wax ci moom mënoo ko teg ci table. wala moo amoo ci benn preuve nga xëy suba ba ngoon nekk ci ay deram nekk ci deram di ko wax lu ñaaw sa jubluwaay mooy lan naka nit ñi bañ na ñuy noonook moom déedéet jullit war a doxalee noonu jullit lépp looy wax njëriñ da nga xam ne lii njëriñ moo ci nekk nga daal koy wax li ngay wax na nekk dëgg li ngay wax na nekk loo xamante ne sa digganteeg sa boroom moo tax nga koy wax boo gisee koo xam ne yàqkat la mu leen kii dafay yàq su boobaa nga taxaw nga daal koy dénoncer ngir nit ñi mën ko moytu la nga xamante ne mooy ay yàquteem loolu lu jaadu la mais nag jug di wax ci nit amaana dama kaa bañ amaana bëgguma ko amaana bokkuñu xeet amaana bokkuñu parti amaana bokkuñu tarixa déedéet jullit warta doxalee noonu parce que làmmiñ bi ngay wax jàppal ne ëllëg di nga taxaw ci kanamu borom subhanahu wa taala mu àtte la bépp kàddu boo yëkkati yàlla dina la ko laaj. léegi nag ñun nag xoolal ni ñuy doxale journaux yi réseaux sociaux yi suba ngoon bu dégg bëccëg wax suba ngoon te boo demee yeneen dëkk yi sax da ngay yéemu ci yàlla subhanahu wa taala Sénégal ñoom ni ñuy doxalee
dëkk bu bëgg a développé da nga koy dépassé doo ci nekk li ñu waroon dem liggéey wax lañ koy def nekk ci grand place yi nekk ci réseaux sociaux yi nekk ci rajo yi wax let la ñuy def ba pare wax joo xamante ne amul benn njëriñ amul benn dëkk boo xamante ne am na développement donte ne dëkk yooyu dañu tuddee dictature dëkk yoo xam ne Sénégal yi fi am na fa parce que wax sax bu demee booy demee wax da ngay wax loo xam ne lu am njëriñ la loo xam ne njëriñ da cee nekk mais wax joo xam ne benn njëriñ nekku ci xasante la saagante la ŋàññante la wax pour ñu bañ jiw la loolu ban njëriñ la am moo tax nit ñi foog ñu soppiku doxalin boobu noonu foog ñu soppi ko di wax loo xam ne day jural njëriñ lépp loo xam ne yaa ngi koy wax mu leer na lii fitna la nar a jur mu leer na yàq sa jaru mbokku jurit la nar a jur rawatina nag koo xam ne kilifa la rawatina kilifa da nga koy jox worma jox ko cër Yonent bi sallallahu alayhi wasallam dem na sa bay wax ne képp ku gis loo xamante ne lu ko naqari la ci njiitam mu ne na muñ Yonent bi sallallahu alayhi wasallam dem na bay wax ne kilifa sax boo koy laaj bi di ko nasiha di ko conseiller doo ko def publiquement danga koy woo ci ruq nga toog ak moom nga laaya biir ko ne ko nangam baaxul noonu lañ koy laaya biir mais Sénégal doo ngay gis suba ngoon nit ñi nekk ci seen njiit di leen ŋàññi di leen saaga di wax ci ñoom lu bon amul benn dëkk boo xamante ne di nga fa di nga gis lu mel noonu nit ñi bu ñu xëyee dañ leen liggéey 19 heures dañuy wàcc bu ñu demee bay wax li tax ñuy wax dafay nekk lu ko jar a wax loo xam ne njëriñ moo ci jóge mais fii wax rek léegi nag loolu naka la mën a àndeek ak li ñu tuddee développement ñu bëgg a avancer bu fekkee ñun wax lañ jiital liggéey ñu wan ko gannaaw da ngay gis nit ki mën a toog grand place 8 heures ba 19 heures di wax rek te pourtant bu xëyoon 8 heures lan moo doon réflexe am ñu dem liggéey 19 heures mu wàcc ay débat sax du ko tal mais ñun dañoo bëgg a inverser mbir yi jàpp nañ ne wax suba ngoon bu ñu falee président ñu tàmbali wax ji ñu daaneel ko keneen ñëwaat tàmbali wax ji loolu jëmalewul dëkk kanam moo tax bu ñu bëggee soppeeku foog ñu changer bu ñu bëggee développer jëm kanam bëri na ay doxalin yu bëri yoo xam war nañ ko changer war nañ ko soppi léegi nag jurit bu nekk na ragal yàlla subhanahu wa taala ci làmmeñam xam li muy wax ne bis dina ñëw dina taxaw ci kanam borom subhanahu wa taala borom bi àtte ko lépp lu mu mës a wax borom bi dina ko ci régler kon loolu nit ki bu fekkee mu ngi ciy bàyyi xel dafay ragal yàlla subhanahu wa taala néewal ay waxam waaye bëril la nga xam ne moom mooy ay jëfam foofu la texe nekk foofu la mucc daal di nekk fii ci àdduna ak ëllëg yawmal qiyaama rabbana atina fi dunya xasana wa fil axirati xasana wa qina azaban nar allahuma salli ala muhammad wa ala ali muhammad kama sallayta ala ibrahim wa ala ali ibrahim wa barik ala muhammad wa ala ali muhammad kama barakta ala ibrahim fil alamina innaka hamidun majid qumu ila salah yarhamukum allah. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification.